professeur dama ko bëggoon a invité waale mu ñëw bu nekkee professeur mu ñuy seetaan mën nañ ko dugal en direct ci téléphone bi comme ça mu mën a participer s'il vous plaît allez-y. Tu as coupé le fil de mes idées. Bon ñooñu. c'est-à-dire da nga doon wax ñi ci jot a dugg di wax ay sëtu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ay kilifa yu mag daal ay nit ay ñu seen ñëpp xamee woon ñu ñëpp ràññee woon si ngëm-ngëm si rafet di ko ak mbaax. d'ailleurs am na si ñoo xam dañu xamee woon parce que jamono yooyu si Iran soo nekkee sëtu Yonent bi alayhi salaam turban vert ngay takk ak kaala gu vert dañu doon ràññee ñi nga xam ne ñooy xeetu Yonent bi alayhi salaam. parce que Baxawlaa di jullit tamit. waaw bien sûr Baxawlaa jullit la. Baxawlaa di référé wu ci Yonent Yàlla Muhammad alayhi salaam. ci ay njàngaleem. avant muy recevoir la révélation. avant muy recevoir la révélation. d'accord ci la nekkee jullit. attends ginnaaw laisse-moi terminer. waaw Pape Ousmane bàyyi ko mu daaneel ñu ànd ak Abisso s'il te plaît. gis nga bi nga xamee ni pourquoi ñoo ñu leen doon ràññee en Iran parce que ñoom leeroon na leen ni dans toutes les religions révélées il y a la promesse d'un peuple promis, que ce soit en islam, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans les religions. Il y a la venue, même chez les musulmans chiites, chez les musulmans sunnites, ils attendent la venue du Mehdi, hein, et le retour d'Issa. Chez les musulmans chiites, ils attendent la venue du Qaïm et le retour d'Hussein. Donc en Iran, les gens attendaient. Et vers le 19e siècle, amoon na benn kii bu nit dañ commencé di gëstu di jóg di seet. D'ailleurs à cette occasion le benn kilifa diine koo xam te ñoo ko denc Makka Cheikh Ahmad Ahsayi boobu la jógee Bahreïn ñëw Irak dajale fa ay nit di leen xamal ni la venue du promis est proche. mu leen di jàngal un enseignement spirituel des versets coraniques. ba ñu demee ba muy bëgg a génn àdduna fa la jógee dem Makka aji fa la dee ñu denc ko fa moom. c'était un grand musulman il a écrit le Cheikh Ahmad Ahsayi bind woon téere yu bëri. gannaaw moom taalibeem Seyed Kazim Rashti. Seyed mooy shérif. Seyed Kazim Rashti kooku xamoon na Alquran ak plus de. Et autant de traditions sur la venue du premier. Kooku moom moo mujjoon ñëw foofu toog di waajal ñooñu ba bi nga xamee ni ñoo bi dafa leen jóg leen. tas leen à travers l'Iran et aller à la recherche du premier. D'accord. waaw très bien Abisso. waaw man dama xaw a jaxasoo parce que booy wax ci seen guide spirituel danga naan dangay passé rek ngay conjuguer man dama bëgg a xam ndax yéen religion à part entière la wala benn communauté ngeen ci biir islam. C'est une religion révélée, indépendante. Oui, à part entière. À part entière, indépendante. C'est à révéler comme l'islam, comme le christianisme, comme le judaïsme. Mais moi, je vais développer l'islam. Parce que dans le Coran, mais si vous allez dans le Coran, il y a des versets qui nous disent des messagers d'entre vous viendront et ceux qui accepteront de se réformer ne seront pas inquiétés. Dans Araf, 35e verset. Faut le faire que Araf. Araf, 7e sourate du Coran. 35e verset. Allez-y. On promet la venue de messagers Rasoulin minkum. Bon, ça ce n'est qu'un verset. Et dans les hadiths reconnus vrais, on dit que même si c'est un jour, le Mehdi viendrait, après, je ne sais pas, Issa viendra pied derrière lui. Pour dire que le Coran, les traditions promettent la venue des messages. Mais quand on dit qu'il n'y aura pas de prophète, mais c'est sur quelques versets qu'on s'appuie pour dire qu'il n'y a pas de prophète. Mais Baha'u'llah dit, depuis le commencement qu'il n'y a pas de commencement, jusqu'à la fin qu'il n'y a pas de fin, chaque fois que l'humanité s'égarera, Dieu enverra des messages pour la guider. D'accord. Très bien. Attention, s'il vous plaît. Dimension
jamono. mais bul ko tuddee yeneen. te dem lu nga xam mooy yéen nan ngeen di pratiquer. religion bu sànq. mais il faut nga tontu ci question yi c'est-à-dire. nan ngeen koy pratiquer lan mooy singularité li ci ginnaaw loolu dinañ ko comprendre. lan ngeen ci yóbbu nga ñuy tontu s'il vous plaît. li mu lay laaj nii man laaj naa la ko tontu woo mais moom laaj na la ko. yéen nan ngeen di pratiquer. déglu ça li may laaj nan ngeen di pratiquer cette religion. lan mooy singularité bi lan ngeen di def lu jullit ñi deful. d'accord après bon su ngeen di deful man je me considère comme jullit. jullit nga. Je me considère comme parce que moi, la religion de Dieu est une. Aujourd'hui, je me dis que en croyant en Bahá'u'lláh, je me soumets à la volonté divine. Donc je suis musulman. Cette pratique, naka la tëddee. waaw parce que nan ngeen di pratiquer loolu. Léegi comme te Dieu révélé. il y a des prières. Il y a des prières. Il y a les prières obligatoires. Il y a le jeûne. Il y a. bokkul ak weeru koor. yéen daf ngeen ko am beneen weer. religion indépendante. waaw dama naan man xam nga man kaay ma wax la nag xëy na alloué bi soriwul. waaye question yi ma lay questionné nii moom la sénégalais yu bëri bëgg xam. exactement dañ ne boo nekkee jullit. dañ ne da ngay julli fajar. tisbaar takkusaan timis geewee. léegi ci yéen nag loolu di julli. ak ngeen koy dugal. en tant que Baha'i. waaw. disciple de Bahá'u'lláh. waaw. religion indépendante. Il y a des lois, il y a la prière. Il y a la prière obligatoire comme la salade. Nous en avons 3. 3 tu choisis ben par bis. Amna bu gudd boy def une fois par 24 heures. Amna ben bu yem boy def 3 fois par jour. ñaata lay def. Ça peut prendre 8 à 10 minutes. 8 à 10 minutes. Oui. ñaata saa nga ciy tari loo ciy tari. loolu la ñuy wax sax bu ñuy prière ba xam alxuraan la ñuy wax. waaw moo tax gisoo maa ngi koy laaj. mais attendez je vous dis un message. nga ne bi gën a gudd 10 minutes lay def indépendant. je vous parle de religion indépendante. ba bi gën a gudd nga ne 10 minutes lay def. ça peut aller de 7 à 10 minutes. waaw luñ ciy tari. luñ ciy tari. par exemple mais c'est dafa bëri. waaw déet 10 minutes yi loo ciy njëkk tari. li ngay njëkk tari lan la. loo ciy njëkk tari. waaw. Laissez-moi me concentrer un peu. Allez-y. Autant que le Seigneur. Non, c'est-à-dire, xam nga tey. dañuy wax ne boo nekkee catholique s'il vous plaît. nga baal ma dañ naan je vous salue Marie. du dëgg. ñu ne notre Père. je confesse à Dieu. je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. du dëgg. ainsi de suite muy dem. fii ñu ne la Fatiha. ñu ne la. xul wallaahu ahad. après ñu ne la xul wallaahu ahad après ñu ne la xul onze bi rabbil falaxi xul onze bi rabbil naasi après muy évoluer du dëgg. léegi yéen seen julli bi maanaam lan ngay njëkk taxi. mais gis nga ñun benn la. mais dafa gudd ay dafa am da ngay tàllal sa loxo. da ngay tëri une partie nga tàllal sa loxo. boo julli nan ngay def nii ngay def. am na foo xam da ngay taxaw. waaw 10 minutes boo koy julli nii au début da ngay taxaw. da ngay taxaw am looy wax. waaw léegi dama bëgg la ma lay laaj. après nga tàllal sa loxo. naka am looy wax. nii am looy wax. nii nga koy tàllal après da ngay sujjóot après nga sujjóot. après nga sëgg après nga toog. après nga jóg taxaw comme fa la. yéen doo leen taaya. amu leen taaya. non am nañu chapelet. am nañu taaya ci digg ci digg waaw d'accord très bien. attends laisse-moi terminer. s'il vous plaît xaaral dafa am ay questions yu ñëw parce que defe naa ne loolu mooy base waxtaan bi Abisso ñu dem ci sa dernière question yow alaaji balaa muy jël. comme diine bu ne am na ay ponk. yéen lan mooy seeni ay ponk. très bien à part la prière il y a le jeûne. ñaata jours la ñuy wax. Le mois Baha'i est constitué de 19 mois de 19 jours. 19 mois et 19. Avec 4 jours intercalaires qu'on appelle Ayat al-Kha, qui se trouve entre le 18e et le 19e mois. D'accord. Tous les mois portent des noms des attributs d'Allah. Très bien. Baha, Jalal, Jamal, Azamat, Nour, Tahmat, Kalimat, Kamal, Asma, Masharil, Ilm, Sharat, Sultan, Mulk, Allah. am na yu ma sotti mais Allah mooy bu mujj mooy weeru koor. d'accord c'est mooy bu mujj si at bi. loolu mooy koor bi. c'est 19 jours. waaw wax na julli wax na koor muy ñaari ponk des. waaw des na ban. bon am na aj. julli bi moom bokk. am na aj. Bahá'u'lláh a été exilé de pays en pays 4 fois et finalement il a été maa ngi wax tubaab sax ñoo ngi ko emprisonné ñoo ngi ko dencoon si prison bu nekkoon. Palestine booba Palestine mi ngi nekk si nguuru ottoman moom maa ngi ko Palestine moom mu yoroon Palestine. mausolée à Acre. voilà fa la denc. Acre nag dafa xew. Acre fa lañ denc fa lañ mujj emprisonné Bahá'u'lláh. d'accord. voilà foofu nag si wetu Acre ba mu génnee Acre bi ñu xoolee xam ni kii kat vraiment kii dañ ko génne Acre fa mu nekkoon soriwul Acre fa la génne àdduna ca baax ji foofu la mausolée nekk n'est-ce pas
foofu mooy suñu bee bu aj fañ ko denc à baax ji n'est-ce pas pas loin man dinañ ma may ay image yu Acre mausolée bi du Bab ak mausolée bu Baha la Bab mooy son précurseur te moom ñoo ko denc à Haïfa. Très bien loolu bëgg naa ni muy ñetti ponk nga waxagum de mu des am na beneen wala jeex bon beneen waaw par exemple yaa xam nga diine bu ne soxla nga am nga bon par exemple su diine bu ne soxla nga nooy doxee parce que y a des contributions il y a comme zakat am na dans la foi bahaï. D'accord. Mais fii on l'appelle fukukula. Fukukula c'est le droit de Dieu. Croyant bu nekk li la yàlla may soo defee say dépenses li lay desee war nga si génnee 19% kooku contribution looy doon booy joxe kuréel gu mag yi waaw kooku lay dimbale bépp lépp lu def si àdduna bi si lay mën a dimbale pour jëmale kooku def. Très bien Alaaji Sall jàngat bi lan la. waaw xam nga man damay indi saar bi yàlla wax ci alxuraan rek. mu ne xul yaa ayyuhal kaafiruuna laa a'budu maa ta'buduun wala antum aabiduuna maa a'budu wala ana aabidu maa ta'buduun wala antum aabiduuna maa a'budu lakum diinukum waliya diin waaw dama koy nangul diineem waaye yàlla nag ci alxuraan dañuy inna diina indallaahi al-islaam waxoon naa ko sànq muy diine bi nga xam ne reconnaître mooy l'islam te daf ne woon ginnaaw yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mooy iqaam mooy xaatimu nabiyyiina mooy imaamul mursaliin ginnaaw moom beneen yonent dootu wàcc ay nit ñu baax na dinañ wàcc pour gën a gindi jaam yi ci diine mais yonent moom Seydina Mohamed la yem ndax Isaa sax ci yonent yàlla Isaa mu Jésus Christ ci déclaration am nee leen sama ginnaaw am na yonent buy ñëw bu ñëwee neen ko topp ismu Ahmad donc déclaré ñëw yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam bii nag xëy na bu bees la moo tax du ma ci mën a wax tey du ma ko ŋàññal li mu gëm parce que ni ku ne am na mu gëm te yàlla dafa jaboot te muñ yàlla dafa jaboot te muñ l'essentiel li ci am solo mooy bu dee li ñuy def ci lu baax la yàlla rek a xam bu dee li ñuy def dañ ci am lu ci bokkul yàlla rek a xam jinax daal la mu waxoon bañ ko interroger jinax au tableau loo xam ci kanamu muus mu ne fi ñuy dajalee xatt poussière ba day bari dama ciy maandu. jërëjëf Alaaji Sall Bigué Ndiaye Papa Ousmane dañ koy libéré parce que dafay def xibaaru mbarax bi di leen fàttali ba tey ñoo ngi ànd ak Fallou Sène ci Toi-même tu sais ak ki nga xamante ne moom mooy sunu gan muy monsieur Aboubacry Ba instituteur en retraite et président de l'Assemblée spirituelle nationale de Bahaïs fii ci Sénégal Bahaïs une communauté musulmane singulière Papa Ousmane du doon question xanaa wala question bi da koy tontu après. waaw en fait dafa am lu ma bëgguloon bàyyi mu dem mooy sànq li nga wax naan amuñu repère ma doon bëgg nga kii waaw c'est-à-dire xamul tax mu am solo waaw dafa nekk sama xel mu neex ma c'est-à-dire li ñu wax sànq laa bëggul mu dem quoi li ñu wax ni ndaw ñi amuñu repère si connexion bi ngeen di mu jaral leen ngeen def ay recherche yu yaatu suñ ko deful di génn góor ci kër gi mooy ku mel ni Al Maktoum déglu ay kàddoom di ngeen mën a xam lan la diine ji ak lan c'est-à-dire loolu laaj bëgg a yokk ñu bàyyi Sénégal naan amuñu ay repères non dañu amul solo dellu man phrase bi sëñ Fallou wax laa d'accord mooy da nga ne am nañu ay repères dañoo repéré wul ci suñu repères yi voilà ku mu neex yaa ngi repéré wu feneen voilà ku mu neex yaa ngi repéré wu feneen léegi nag mais li mu mujj wax tamit dama ci d'accord muy complexe bi daf ñu sonnal ñoo bëgg complexe. Voilà, très bien. On se retrouve tout de suite après cette page de pub. On est dans Toi-même tu sais, le rendez-vous incontournable qui se déroule sur la magie de la télé des TV. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما بك جلني sant yàlla ak delloo ko njukkal ci ay xéewalam yu limu yu nëbb ak yu feeñ wareef la ci bépp julit bu góor ak bu jigéen loolu moo waral groupe Excaf lëkkaloo ci ak rajo Dunia RDV ak DTV ak Soxna FM ñoo leen di yégal te di leen woo ci bisub sant yàlla bu baaxoon nañ di ko amal at bu ne ren ñu fas yéene amal ko naka alxames benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ca stade Maris Ndiaye ay borom yi xam-xam ak i gëstukat yu mag danañu fa amal waxtaan ci maanaa yi nga xam ne moo wundu baatu laa ilaha illallah ak baatu astaghfirullah ak baatu alhamdulillah jamaahatul hamdi wa sukrillah di diggale waxtaan yi ci ay zikar
ak tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu tasbih di julli gu am solo gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dénkoon xeet wi daañu ko fa amal suñu ci noppee daañu ñaanal suñu bopp ñaanal way dawlu yi ñaanal suñu réew ak mbooleem réewu jullit ñi ak àdduna bi yépp alxames lay doon benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ci stade Marius Ndiaye groupe Excaf fa ànd ak rajo Dunia RDV ak DTV ak Soxna FM di ci woo mbooleem jullit ñi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Très bien, on se retrouve pour la deuxième manche, toujours dans Toi-même tu sais, le rendez-vous incontournable di wax alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw dem nañ ci bismillahi rahmaani rahim del ci alhamdulilahi rabbil alamin ci màggal Touba bi am na ñoo xamante ne ba tey ñu ngi foofu ca Touba ñu ngi leen di ñaanal bu ñuy ñibbisi ci jàmm ak salaam. C'est vrai que am na loo xamante ne ñu ngi koy waxtaanee jëm ci yoonu Ila Touba loolu xam naa ne balaa émission bi di jeex incha allah ku ci nekk dina ci joxe xalaatam ndax jaar nañ ci ngir dem wala buñ ci jaarul ci aller bi jaar nañ ci retour bi donc du ñàkk am nañ ci ñàngat buñ ci war a def di wax joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour, santé, bonheur, prospérité, succès et beaucoup d'argent. On est toujours avec M. Aboubakry Ba, instituteur en retraite et président de l'Assemblée spirituelle nationale de Bahaïs du Sénégal. Bahaïs, une communauté musulmane singulière. Dinañ ci yaatalaat ci kanam tuuti inchallah waaye di leen fàttali ñu ngi ànd ak soxna Marième Fall muy actrice di organisatrice bu événement bu am solo bi nga xamante ne suba la nar a am foofu ci Charkiz Alowen la ñu wax muy la maison hantée nga xamante ne léeg-léeg ma xool kër sax mu ngandu lool ma ne waa mais kër gi moom ñu ne ma maison hantée la man duñ ma ko may ah gars yi ne ma bu ñu la ko may la ma def comme ni gars yi def rek ah ut ay sacrifice yu am solo ngir am feneen fu ma leen dëkkal waaye dañuy wax ne yooyu noonu yëpp am na ay yoon yuñ ko war a mën a defee Abi Sow li ñu àndal léegi ci actualité de l'internet am na lenn loo xamante ne fës na léegi ni ci internet bi ñu ànd ceeg noonu. Si on se réfère à Seneweb, à Pikine, les commerçants sommés de quitter les lieux, n'est-ce pas, Abi Sow? Effectivement, Nicolas, commerçants, marchands ambulants, tabliers ak ñi nga xam ni ñooy ay vendeurs sauvettes te ñu nekk foofee ca Thiaroye Gare instant bi nag dañoo mer ba futtu ndax nag dañ noon rek autorité administrative yi ñoo ne leen ñu jóge fa ci nu mu gën a gaawee ndax nag dañoo war a yeggali liggéey yi nga xam ni moo jëm ci train express régional waaye nag ñi nga xamee ni ñoo di commerçant yi ñoom dañoo bañ ba tëdd si suuf ndax nag nee nañ foofu lañ mën a amee seen foofu lañ mën a rek daal di yore seen njaboot foofu lañ mën a liggéeyee te itam bu ñu leen fa jëlee xamuñu fuñ jëm ba tax na sax ñoom bañuñu ci sax ba ici repose comme niñ koy waxee rek Nicolas bañuñu ko ba foofu noonu waaw ah bon très bien donc loolu nag mu ngi dal suñuy frère suñuy xarit suñuy am di jàmm yi nekk foofu ca Pikine nga xamante ne daan doole rek moo leen tax a jug waaye nag ñu ngi leen di xamle ne dañoo war a jugee foofu nga xamante ne moom mooy fi ñu occupé Fallou Sène en commentaire. waaw voie publique dañ koy préparé gis nañu dañuy bàyyi ba am projet bu ñu war a defar rek yëkkati nit ñi fa nekk kon je crois bien que voie publique war nañ koy dégager tel koo dégager avant projet di ñëw. boo nekkee fenn ak sa njaboot di fa suturlu ñu xëy ne da nga fay jógee dafay xaw a doy waar tuuti. maanaam nañuy teel a aménager avant projet yi ñëw. d'accord boo defee ñu xam ne fii yoon la waroo fay dëkk waroo fay samp. ndax ëllëg day ñëw. waaye ñu bëri fi mu ne ñu ngi ci voie publique yi mais yëguñu ne ci voie publique lañ ne. bu ñu nee ba war leen dëgër pire. la ñu sentir que ne fii war ñu foo nekk. dañ lay bàyyi nga dëkk am fi njaboot. yàgg fi bu la nee nga yëkkati bés dafay xaw a métti. dafay xaw a métti waaw. très bien noonu la ko Demba Gueye defee mu nekk un citoyen dëkk fii ci HLM Aladji Sall Bigué dem ci marchand ambulant yi nekk ci rond point Liberté 6 yor caméra cachée di waxtaan ak ñoom jaay naan ko
ko waaw ñun koy xam nañ fi ñu nekk nii moom du yoon du dëgg du yoon waaye nag amuñu pexe waaw dañuy jaay mu ne leen waaw mais yéen fi ngeen nekk nii foofu la nit ñi war a dox oto yi jàll ci tali bi waaye gis ngeen léegi nit ñi dañuy dox ci tali bi te yooyu yëpp day fay indi ay gàllankoor ñu ne ko waaw ñun koy comprendre nañ loolu waaye nag nañu état bàyyi fii rek ñu daan suñu doole monsieur Aboubacry Ba en tant que instituteur en retraite aujourd'hui naka nga gisee situation boobu avec ces jeunes sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi daan seen doole amaanaka mais ni ñu koy daane ak fi ñu koy daane nekk na loo xamante ne état bi du ci ànd ak ñoom. waaw bon xëy na li ma si mën a wax mooy peut-être ñoom seen bopp dañu jaaxle beneen bi itam peut-être état war na mën a seet nu mu saafara seen situation. d'accord Alaaji Sall sa dëkk la ñuy wax de ca Pikine. waaw xam nga loolu moom xam nga ni li sëñ Fallou wax rek nit fu mu yàgg a nekk di fa daan dooleem boo xëyee ni ko da nga fay jóge day metti waaye ba mu fay daan dooleem bàyyi woon xel ne foofu mu nekk moomu ko. parce que loolu mooy ne olof di wañ ngaa ngi bañ a ca mbànjaxaan nga. parce que état day am loo xam ni waru ko nangu. état voie publique. état daf ko war a jaral bakkanam. ne defaguma fi dara mais bu fi kenn lal. bu dee jar bu dee xëy di fa teg ay agence mu leen fay teg. parce que nit ñi xamuñu yoon homme de loi la ñu xam xamuñu loi homme de loi la ñu xam. maa ngi leen nettali sama waa ji ba mu dee dawal oto borom feu rouge bi. police bi ni ko par ni ko xanaa gisoo feu bi mu ne ko gis naa ko yow laa gisul woon. ça veut dire que xamuñu loi homme de loi la ñu xam. kon dañuy dellu ci waat ci ne la nature a horreur du vide. mi ngi noonu. léegi nag problème bi mooy lenn comme que kenn mënul dem bàyyi sa morom ñi nga xam ne ñoom ñooy gouverner population bi lañ fi nekkal population bi tamit ñooy fal ñiy gouverner. ki bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ko wér tëjal bunt waru leen a boole. tout à fait buñ ci dugal ay bañuñ ba suñu bakkan dem ak parce que bu fekkee ne sa bakkan dafa dem ci lu dul yoon tamit yaay perte. nan waxtaan mooy dund bi gor chaque jour ma ne guerre mondiale bi ñu bëggee mu jeex dañoo toog ci benn tour de table ñu waxtaan mu jeex. absolument ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni kilifa. nañu toog ak état bi ñu am fu ñu leen mën a yóbbu leen fa ñu daan fa seen doole ndax suuf si yàlla ji si yaatu la te foo nekk sa wërsëg fekk la. dëgg la mais bul miin fenn rek. chaque jour da ngay gis koo xam dañ lay abal ci buntu kër nga teg table. waaw buñ la fa bàyyee nga def miir. mais yow daal la bàyyee voilà mi ngi noonu. da ngay abal ni sa buntu kër muy collé ay daal. waaw nga jékki-jékki gis ko mu teg table. nga jékki-jékki mu di table dóor cantine. jékki-jékki dóor cantine dóor commencé de fondation dóor miir. boo ñëwee ni moom mbedd mi mbedd buur la gars yi dana soxor ko koñ bi génn na waaye jàppale ko rek daal. comprendre nga Sénégal dafa métti. d'accord ne nii même lii ñu ciy wax nii. am na koo xam ne mi ngi toog fi mu toog. duñu saaga. xam nga dëgg moom kaani la kooku sotti mu toxoñu. mais l'essentiel daal li ma ciy mën a wax mën ko ci wax mooy état bi daal na leen dimbali yóbbu leen foo xam ne bu ñu fa demee dinañ fa mën a daan seen doole ñoom tamit ñu bañ a xëccoo ak état gis nga nguur bu soxlaa al nga nangu ak mu bañ day def. d'accord parce que nguur dafa bari doole. très bien état bi tamit nanuy leen yërëm doomu aadama yi. wut ay loo xam nit ñi dañ fay dem di daani doole. parce que lii yëpp boo ko waral mooy lan. ñàkk liggéey bi ci mais attention xëy na loolu soxna Mariam laa ci àndal walaa ji dina ci brosse dara rek mooy ñoom it jamono ji am na pàkk bu ngan bu ñu leen dagal ci kaaru Caaroy ne leen ñëw leen fii ngeen lal ngeen def ni ngeen ko bëggee. nit ñu bañ xam nga duñ fa dem. doomu aadama moom mooy miin dee. miin dee la. miin dee waaw. da nga naan sax sama yoon bi comme man su may jógee Pikine damay jaar atayage bi fii laay jaar. su ma fi jaaru sax jaar beneen yoon day mel ni du ma dem fu ma jëm. Sénégalais moo. wala lu ma dal rek ma xam lu ma dal Sénégalais fi ne ni jàpp ñu ni ñoom bu ñu demee foofu seen wërsëg dina leen. bien sûr te wallaahi lancé bu ñu fa demee sax amaana. parce que besoin la nit ñi ñoo fay dem. waaw parce que nit ñi fu nu ne gis nga li ngay jaay. gis nga boo gisee sëñ Fall surtout ça aussi sëñ Fall gis nga boo gisee Europe ñu développé. ñu man dama àndoon ak sama goro ñuy jënd benn affaire bu ñu tuyau bu ñu def ci gaz ba gaz mais lu ci nekk am na fu ñu koy jaayee. waaw waaw. ñii ay tuyau la ñuy jaay. waaw ñii ay racole la ñuy jaay. ñii ay filtre la ñuy jaay. c'est bien organisé koy jaay. waaw zone industrie dañ naan fii lii lañ fiy liggéey. dëgg la fii ay menuisier métallique fii ay menuisier fii ay lii fii tellement que da ngay gis loolu mais pourquoi pas ñun mënuñu ko def suñuy réew. ñu ngi ci yoon bi de. ah mais nag il faut nag aussi ñu taxaw aussi askan wi mën a jublu ci loolu askan aussi ñu nangu fa ñu leen di yóbbu. nañ leen fa yóbbu ñu dem fa ndax suuf si yàlla très bien loolu nag war nga cee gën a waxtaan ak sa xarit ton ami ton ami de cœur ton ami de cœur. non mon ami xam na ni moom mi ngi ci. ndax nag ku jaar bii di ñëw léegi bi ci kanam bii ñëw ba léegi bi ku jaar foofu di nga xam ne nag comme du nekk comme du paftan. très bien en tant que jeune lan nga jàpp ne jeunesse bi lu xew. comme du paftan. bàyyi li nga def très bien lan nga jàpp ne que ne jeunes yi loolu la ñu war a def aujourd'hui pour que au moins c'est vrai bëgg nañu liggéey bëgg nañu daan seen doole on parle quelque part de manque de qualification on parle ci beneen wàll ñu ne ñu ci bëri dañuy jóge fële ci région yi ñëw fii Dakar occuper voies yi amaanaka donc lan nga jàpp ne loolu mooy surtout moo war a def
ba mu stable ba kenn du gaañ kenn état di leen jàppale di leen accompagner ñoom it ñi gis seen bopp ci li ñuy jaay. waaw man je trouve que état lu mu war a def mooy il y a beaucoup de zones inhabitées il y a beaucoup de zones yoo xamante ne libre nañ boo xamante ne état bi mun na ko aménager pour marchands ambulants yi mu bañ a tëb rek peut-être dem jaay ñëw benn espace ni mu jaay ko ñeneen alors que ñun soxla nañ ko looloo tax ñun ñu mën a marchand ambulant yi fu ñu mën taxaw pour daan seen doole rek la ñuy taxaw. mais dagal nañ leen pàkk bu mag foofu ca camp de Thiaroye kaaru Thiaroye lu. waaw mais peut-être ñoom. pourtant yow boo amoon soxla mu leer na ne soxla bi nga am. waaw ci marché bi nekk camp Thiaroye la nekk di nga fa dem. dinaa fa dem kay. donc dafa war état bi dafa war a waxtaan rek ak marchand ambulant yi neexalante il faut ñu neexalante ñu comprendre te tegante parce que état su la woowee waxtaan ak yow. waxtaan bu jéggi dayoor di nga dem. mais bu nekkee état dafa bëgg jaay doole ñoom tamit dañuy bëgg jaay doole ñoom tamit. ñoom demuñu ci kenn de xam nga loolu. xam nga ne état xëccoo xam nga xëccoo boo naree waat comme tu dis boo naree xëccoo ak état yow yaay gaañ. donc affaire ay waxtaan la. très bien état bi jàppale jeunes yi. jeunes yi mën avancer. noonu la ko géwél yi yombalee nag ne géwél du contre état yombal ko ba mu neex nag gis nga nee nañ géwél. bu ne lekk sax duñ tëj kaan yi fitna la lay bëgg. géwél nee na du contre état. du contre état. mënuñoo taxali ko daal jàppal ne géwél daal état bu ñëw mu ànd ak moom. la wax gunge la ci sa liggéey. waaw ñoom ñoo ñu soxla di. kay géwél yi jubbanti état. géwél mooy quelle question. c'est magnifique. oh là là. c'est pas lu ma la gëm. waruñu nekk ay benn wii. non géwél mooy jubbanti état. xam nga géwél leen di jubbanti état. naka la mooy jubbanti chaque jour ma wax leen ko buur géwél sëriñ mi suñu taqali. waaw bu ñaan jotee sëriñ ñay ñaan bu jëf jotee buur jëf wax lu baax jotee géwél wax ko. géwél mooy fekk buur wax lu ko kenn ñëwoon ni ko ñi kat àndu nañoo ak yow. waaye ñi ànduñoo ak yow ndax léegi lii tax ànduñoo ak yow. loolu kon na nga ko seet. très bien mais Sénégalais yu bëri il se pose cette question. waaye géwél bu yaakaaree état. day jàpp ne état moo koy fal moo koy fal. waaye nag daam lu fort lu symbolique lu ko faloon moom dem. bu xamee boppam état du ko. voilà ñëw nga géwél bi xam boppam. waaw géwél bi xam boppam. bu dee géwél mel ni Saala Biga mu leen ko ne moom dafay liggéey bu weer deewee am na lu ñu koy fay mi ngi daan kooku bu ko état joxe bu ko joxul mi ngi dund. d'accord waaye géwél bi nga xam nag yaakaar lu musal ma ceeg ñamal ma ceeg waawu laay waay booba bu ataanee xonk da danaan cur bu dee ñuul ne mu ne bu dee ko weex na mu ne tàll. boole ceeg tàll yi. boole ceeg tàll yi bu jaar c'est important jërëjëf Fallou ñu ànd ak yow nga jeexal tëj en beauté li nga xamante ne moom nga ñu indi ko actualité. waaw pour tëj rek Nicolas dañ naan responsabilité yi c'est partagé ndax état bu bàyyiwul woon tey marchand ambulant yooyu bu doon dès le début dangaa teg sa taabal rek ñu ne la teggin kon xëccoo du am donc dañuy bàyyi rek ba affaire yi dégénéré wala ba mu ëppi loxo ñu bëgg a ñëw di la forcer te itam tonton Sall wax na ko léegi nit fu mu miin la xam nga nit fu mu xës ba toog di jaay def fa ay ati at léegi nga bëgg a xëy rek ne da nga ko fay jële commerçant yi ñoom ne bañuñu sax ne juguñu mais dañoo ne laataa ñu fay jug nañ leen tegal garantie wala sax nañ leen ne fii lañ leen di teg wala fii ñu leen di teg lii moo leen fii teg donc waroo wax bàyyi nit nga koy seetaan nga muy dagg juuti di fay lu fay jot mu war a fay xëy bés jot rek nga ni ko da nga fiy jóg te teer bi waxuma la ak sax taabal mais kër sax yëkkati na ko kon nañ waxtaan ba jub c'est important jërëjëf Abi Sow ci première actualité de l'internet parce que dafa ne première bi ñu ngi ko doon waxtaanee ci 8e xalifu Serigne Touba Khadim Rasoul nañu jàll nag ci événement bu mucc ay bi nga xamante ne Sénégal yëpp a ngi koy xaar ñi nga xamante ne bitim réew lañ doon dund doon am yenn soirée yu mel nii te amatuñ ko delluwaat bitim réew dina jafe waaye amuñu woon tamit ku am xalaat bu ñaw bu mel ni yow ne dina ko def fii ci mim réew fekk ab charquise rek daal di koy def maison hantée muy Albert en fait comme tu dis c'est une idée bi sax noonu la ma ñëwee parce que dama demoon vacances et foofu noonu dafa amoon benn manoir hanté donc du coup ma ñibbisi ma toog quelque temps ma ne dama nam manoir bi ma ne pourquoi ne pas ma reproduire même chose bi fii parce que nam naa ko dutee tamit am na ñeneen ñu koy nam comme man fii te dañ koy waxante rek mais Sénégal fii amul attraction fii amoo lu mën def à part génn dem baali génn dem toog ak see kii dem restaurant. pourtant am na sax de gars yi ñoo koy xeeb rek. ñoo ko dul nangu rek bëri na de. mais bon mais ça n'a rien à voir ak li nga xamante ne moom nga am comme initiative. pour les jeunes ñoom tamit mën nañ génn dem def benn attraction pour avoir peur wala dara. man j'aime bien avoir peur. xaw ma war naa ci am peut-être am ay morom. genre waaw benn. ça fait plaisir d'avoir peur de mu ne la
déjà man damaa mën tiitalaate. Ah bon man moom ñëpp lay tiital man alaaji laa bëgg nga tiital. non man la daloon sulaar ba laa koy wax. sulaar ba mu màndee toog ci garab gi. jinne ji wàcc ñëw di ko ñaan mu ne ko fii jiit nañ la. Très bien. D'accord, donc l'idée vous est venue comme ça. Oui, comme ça. Moom moo waral nga ne Halloween. maison hantée. Si man programmé woon naa ko juste avant Halloween sax mais dama ne puisque Halloween dafa tombé ak xaw na jege taw jour ma ne pourquoi pas ma def ko jour Halloween nga xamante ne dafa méngoo tamit ak jour horreur jour tiitange donc ma ne waa si laa koy defee jour Halloween ma defee ko chaque pourquoi defoo ko comme vendredi sur la RDV nga xamante ne tous les vendredis ñëpp xam nañ ne film horreur mooy am foofu. mais bu film horreur la bii nii nag horreur bi da nga koy dund. da ngay nekk waaw da nga koy dund dañuy aménager bu baax pièce bi day nekk ay essai su labyrinthe. ci biir day am lumière tamisée day xaw a lëndëm. am ay sondel am lépp. mais li ngay wax ni am na benn partie bu mu am. ci Magic Land. non boobu ba léegi bokkul parce que. mais man mii mag sax dama ci dugg sax naan waa lii lu mu doon waa man fii nu ma fi dal maa fi teg sa yuux da la nga cee dugg yuux rek. non ça la day daw am fu mu dugg nii. dugg fenn ngay gis ay affaire yu tàkk ma ni waaw. xam nga laa lu bariwul ba ma ci gugee sëñ Fall di dugal ko ci. man sax dama mujj kott sëñ Fall gëm. ba génn foofu ba génn ci niveau boobu. d'accord kon dinañ fa fekk ay fantôme. waaw dafay boobu dafay am ay nit sax yu nekk ci biir. xam nga maison xam nga fële Magic Land train fantôme bi da ngay toog rek yow muy def ay kii ngay dégg ay voix dégg ay gis ay lumière. donc vous avez eu l'expérience. oui j'ai eu l'expérience mais ba léegi bii moom c'est spécial parce que bii nii dafay am ay nit ci biir. beaucoup plus vivant boobu bu nekk da ngay toog di dem di dox nànk nga gis dafay lëndëm. Il y aura beaucoup de choses terrifiantes à l'intérieur. À partir de quel âge? Et puis, est-ce que am nga médecin boo teg ci buntu bi ñu xam ñi cardiaque ak ñi cardiaque? Voilà ay paquet de yu bari. xam lu may bañam ak ndox. waaw du jeu de xam lu may bañam. xam lu may bañam. ñi woo ma fii nan ma yaa ko fi invité woon. yaa créé comme bi yaa yokk visibilité bi. non ce sera dafay am benn âge boo xamante ne nag balaa ngi dugg. mais est-ce que dinañu testé gars yi xool ndax kii attan na tiit wala déet. yooyu tamit est-ce que. non si koo xamante ne bëgg na war a mën na ñëw rek dina. Mariem. baax na Nicolas non c'est plus. ni ko temps yi simb di soog a xew simb. waaw ala kii nag mooy Alaaji Sall gi nga nii la mel. non ça dama koy woon pour danger bi ciy nekk. xam nga am na ñoo xam du ñu daw. te boo leen tiitee rek ñu réagir. boo leen tiitee ñu lay dóor wala bu ñu yoree dara jam la ko. gaynde gi day simb di dàq wala di dagga ci koñ bi yem ci benn paa. gaynde gi daw wuti paa bi dañ bu xeet paaka taxaw. gaynde gi da ko wër. Très bien. Voilà, il faut calculer ça. C'est important. Non, voilà. Oui, non, ce donc sera pas, voilà. Ce sera xool les mesures de sécurité yooyu yëpp. C'est pas quoi dina la tiital mais du nekk tiital boo xamante ne tamit des extraordinaire ba yow nga xaw a perdre say kii non c'est bien structuré c'est bien fait bien organisé bien calculé il y aura la lumière am guide am léegi c'est bien structuré franchement. Machallah, ce sera demain inchallah. Ce sera demain inchallah. Ce sera à 22 encore un jour de semaine, pourquoi pas le week-end et tout. C'est vrai que tombé na ak jour férié ak kii mais bon c'est le lendemain férié là. Ouais, c'est vrai, oui, donc du coup on s'est dit pourquoi pas. C'est à partir de quelle heure? À partir de 22h. 22h. À 1h30 donc ce sera ouvert. Très bien. Il y a une entrée, ça je sais, oui. Mais entrée plus consommation. Exactement. Entrée plus consommation. Plus consommation. C'est ça. Nii lay mel xoolal kër gi. Gis nga Ismaël gis nga bi mu la may. Voilà. Hein? xeet gi la nar a def Shakis kon boog yéen ñi nga xamante ne bëgg ngeen cee gis seen bopp venez nombreux inchallah foofu ci Shakis à partir de 22h jusqu'à 1h du matin donc mu nekk entrée boo xamante ne am na consommation boo ñëwee ci buntu bi di nga dagg ticket mais boo daggee ticket boo duggee ci biir dinañ la laaj looy naan te li ngay naan dinañ la ko indil foofu noonu mu nekk nag soirée boo xamante ne ñu bëri ñu ngi koy xaar surtout waa Dakar ndax ñoom ñëpp dañ cee bëgg a gis seen bopp bu baax a baax donc ma may la lii xoolal fii voilà donc lii mu nekk li nga xamante ne moom mooy affiche Halloween bi nga xamante ne ce sera demain inchallah foofu ca Shakis toujours avec l'initiatrice du moins Mariem Fall mi nga xamante ne actrice la donc mu ngi def tamit jéego yu am solo ci audiovisuel sénégalais ndax ràññee ngeen ko bu baax a baax bakken bi ah ça vous dit beaucoup de choses non c'est important très bien li ñuy def mooy ànd ak monsieur Aboubacry Ba très rapidement mu def le mot de la fin ban message ngay tàggoo sénégalais. waaw j'exhorte mes parents sénégalais. oui. ñuy rechercher. d'accord.
Le Coran nous demande de chercher la vérité. Bien sûr. Il ne faut pas se baser sur les telles choses. Il ne faut pas qu'on reste figé. Voilà, il faut chercher. D'accord. Parce que nous, tous qui avons cru en Baha'u'llah, c'est à travers nos écrits qu'on a cru en Baha'u'llah. Très bien, merci beaucoup monsieur Aboubacry Ba da ngeen may topp nag parce que ci alaaji laa jëm te alaaji Sall Bigué Ndiaye tey nag dama ko bëgg a bégal waaye bégal bi ma koy bégal dafay nekk surprise parce que alaaji Sall Bigué Ndiaye namoon nañ ko lool macha allah mu demoon foofu ca Paris ndax xam nañ ne 13 octobre 2018 ki nga xamante ne mooy Pape Diouf leader de la génération consciente moo fa joxe woon rendez-vous mu nekkoon rendez-vous boo xamante ne en tout cas ñun ñoo ngi koy féliciter di ko encourager bu baax ci taxawaay bi parce que yéeg na beneen palier ci musique sénégalaise représenté le Sénégal dignement à travers le drapeau fofu ci salle Accor Arena bu Bercy alaaji nag demoon na ci def na sax conférence li nga xamantene mom moy face à face bi dox ci diggante Modou Lo ak Balla Gaye 2 yemul fofu dama leen bëgg proposer ben bonus boo xamantene mom jàppul ne man yëg naa waaye comme la magie de la télé lañu wax c'est des TV regardez. mais tey boo leen gisee li ñuy yëg nii ñun bu dee Sénégalais yi maanaam Jakarta la maanaam foo jëm rek am foo li grand ci biir Paris foo jëm am na lu la fa war a mën a yóbbu lu ko tàmbalee ci avion ba ci Jakarta yaay seet bu la neex nga dugg ci mais dara waralu ko nag dul découvrir li da war am découverte jóge fii xam na fa nekk def fee xam na fa nekk ndax àdduna bi dafa ko yàlla ñu nekk ci doomu aadama yi pour ñu mën di partager li ñu bokk mën di séddoo li ñu bokk moo tax day mën a sama mag Mansour ñu ànd mais Mansour tey nan nga gisee suñu séjour bi nga xam ne dañoo ànd ak suñu bokk Pape Diouf Jóob Bercy jeex ñu def Italie def lu mel ni dellu si waat Paris tey lan nga wax. waaw xanaa kontaan rek Pape Diouf jëloon ñu Air France aller retour dalal ñu ci hôtel bu baax ñu jóge ko suñu doom yëpp benn la ñu Italie dañuy jóge yëpp tey ñoo di Paris jóge ci Alfayda ñëw ci Xaadi Bay xanaa ku nekk ñu defal ñu ko nag Sall di kontaan ci yow ndax yow sama rakk bu xam ne nga mat nga sëkk rakk du communicateur traditionnel yëpp meloon ni yow Sénégal comme nga wane alaaj non c'est-à-dire alaaj yaa doon promenade léegi man dinaa woo Ablaye Ly Ablaye Ly waaw technologie laaj ko lii man lii lan la ma yoon jox man d'abord waaw parce que non man mënuma comprendre man waxum joxuma la autorisation tonton Isma Fall nee na sa cravate bi bëggatul nga koy sol na nga ñëw prestige nee na bëggatul sol sa cravate bi moom bëggatul gis ngay sol sa cravate bi pourtant ak a seer waaw cravate bi ak a seer cravate bi seer na trop bi ma ko jëndee ba pare bi ma wàññee bi ñu ma waxee li muy doon CFA dellu naa sax di ko xàcc waaye foofu kenn du xàcc bi honneur c'est important mais nag muy lu am solo Mansour Mbaye Zoro Mbaye ma jaaga suma mag suma xarit ñu ànd dem voyage lañ naan nit ki balaa nga ko xam nga dem këram wala nga ànd ak moom tukki muy grand bu baax ni mu mel nii la mel dëggu am diine surtout diine ji bu am diine am ngor doon nit ku baax vraiment ma koy félicité bu baax a baax ne ko invité naa ko TMTC de dina ñëw inchallah parce que su ma génnee rek dinaa ko inchallah pour bu guddee bu ko defee bu ko seetaanee dina ñëw TMTC mais yow ma lay félicité parce que li yëpp bokk na ci li nga xam ni yaa ngi wone liggéey bi nga xam ni moom ngay liggéey ci télé bi parce que en Europe moom vraiment Italie ak France bari nga fa ay fans maa ngi la koy wax sax benn jour bu ma fa nekkee da nga fa bari ay fans ana Nicolas waaye Nicolas yow nii rek lay amoo Pape Ousmane Cissé nii rek lañ lay bàyyi nii rek lañ leen bàyyi mën leen xale yooyu ñu ngi noonu dañoo paan kilifa tu vois mais loolu yëpp dara waralu ko lu liggéey bu rafet ak boo union bi ñu nekk muy mbooloo mooy doole vraiment di la féliciter mais du tere bu Ablaye li ñëwee dinaa ko laaj lan la ma ci yoon balaa ngeen def lan laa ci mën a am voilà balaa ngeen def avis du jour dama bëggoon rek bàyyi Mariem Fall mu joxe numéro téléphone yi nga xamante ne ñii bëgg bokk fekkee yëf yi muy maison hantée Halloween nga xamante ne ce sera demain inchallah foofu ci Charkiz le numéro alors, il y a deux numéros, 77 789 67 32 et 78 128 35 68. 78 128 35 68, 77 789 67 32. Très bien, vous pouvez le joindre au 78 128 35 68 ou bien au 77 789 67 32. Muy Halloween, ce sera demain 31 octobre 2018. Fofu ci Charkiz, la maison hantée avec Mariem Fall. Et pour terminer, ñu ànd ak Alaaji Sall Bigué Ndiaye mu def avis du jour comme ni ñu koy defee ndax Pape Ousmane Cissé jamono ji mu ngi studio 3 di ñu xaar ngir def li nga xamante ne mooy xibaaru mbaraxi
Alaaji gis nga Nicolas avis du jour du ñoo génn ci li déclaration bi Serigne Sidi sëñ Mountakha Bachir li mu wax. gis nga nit ñi bu ñu jaawale dëgg ak lu dul dëgg rek moo fi nekk te ko am yàllaa la jox ko ñàkk yàllaa la xañ. nit ñi ne des fois dañuy topp seen bëgg-bëgg ba duñu xool sax seen diggante ak seen borom mais gis nga nit li ngay am na ko li nga ñàkk na ko sa poste mais bu ko sa diggante mu si yegg. tey jii les politiciens li leen tax a jóg ñëpp xam nañ ko fi ne ni célébé yoon la ñuy def kër julli kër magu ëttu kilifa diine yi. Touba jàll na Tiwaawoon léegi nga commencé di def dem nañ ba gis ay image ñii di yore bale ñii di def tànku neen ñii di dindi ay affaire mais est-ce que dëgg la ci ñoom parce que bu fekkee da ngaa nax nit ki la njamala bu ki doon def njamala naan njamala kaay wuy sa yaay njamala yendu gis baan naa ko sama yaay du ma woowee paaka ñoom li ma waxoon rek kenn nelawatul ñi toog di dajet ñoo daana ci kaw ñu doon nelaw jóg romb ñu doon sëlmu jamono bi kenn nelawatul ku yaakaar ni da ngay nax nit ñi yow sa bopp ngay nax nit ñi nañu delloo si gëm yàlla xam ne yàlla mooy joxe nguur mooy seet ko nekk mu jox ko na rafet wax ju ñaaw jeeg jëf ju ñaaw ji nañ ko def ndax amul solo. Merci beaucoup, ce fut un grand plaisir de partager ce moment avec vous très chers téléspectateurs. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous demain inchallah 17-19h et le matin c'est Dunia FM. الموضع البعيد قريب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. بوكي جلني sant yàlla ak delloo ko njukkal ci ay xéewalam yu limu yu nëbb ak yu feeñ wareef la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. loolu moo waral groupe Excaf lëkkaloo ci ak rajo Dunia RDV ak DTV ak Soxna FM ñoo leen di yégal te di leen woo ci bisu sant yàlla bu baaxoon nañ di ko amal at bu ne ren ñu fas yéene amal ko naka alxames benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ca stade Marius Ndiaye. ay borom yi xam-xam ak i gëstukat yu mag danañu fa amal ay waxtaan ci maanaa yi nga xam ne moo wundu baatu laa ilaha illallah ak baatu astaghfirullah ak baatu alhamdulillah. jamaatul hamdi wa sukrillah di diggale waxtaan yi ci ay zikar ak tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. salaatu tasbih di julli gu am solo gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dénkoon xeet wi daañu ko fa amal. suñu ci noppee daañu ñaanal suñu bopp ñaanal way dawlu yi ñaanal suñu réew ak mbooleem réewu jullit ñi ak àdduna bi yépp. alxames lay doon benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ci stade Marius Ndiaye. groupe Excaf ànd ak rajo Dunia RDV ak DTV ak Soxna FM di ci woo mbooleem jullit ñi. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront au rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. mbokk yi juróom-ñaari waxtu bu tegal ñaari simili jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci kàddu yi mu yëkkati ni ki démb ginnaaw cérémonie officielle bi di Aly Ngouille Ndiaye sàkku ci wéy politique yi ñu fexe ba nangu lépp luy tukkee ci wàllu résultat ci élection présidentielle yi ban gis-gis la ci ñenn ci kujje gi ak it fare ci nguur gi am naka noonu société civile daañu lañ ko yaatal ci xibaar yi ànd ceeg suñu ndaw dana ca bokkit Caaroy gaar commerçant yi fa nekk te ñu sàkku ci ñoom ñu jógee ci bërëb ya
doore ko niki tey ñoom ñu làkk kandaare ne duñu ko nangu lu may ni nguur gi dafa taxaw temm ngir dàmp leen laata ñu fay jóge waral ba ñu wàcc ci mbedd mi wane seenu naqar di ngeen mën a teewlu kaddu ñenn ci ñoom ci xibaar yi na ci bokkit saison touristique bi dox ca Casamance ak la ko wër muy vol bu njëkk daal di wàcc jóge ca Paris wàcc sa Cap Skirring ñi fa yëngu jëm ci wàll wi di ko rafetlu ne lu mel bu fekkee ni wàññeekul dana gën a suqali gox boo di Casamance gox boobe di Casamance daan ci dikkeen ci xibaar yi dañ ci boole yi international bi ñu jagleel bindkatu africain yi ñu fas yéene ko màggal juróom-ñaari fan ci weeru novembre bi ñu dëkkmal ñu amal ci ab ndaje jëm ci fësal yenn ci ay taxawaay yu écrivain yi am naka noonu yu Sénégal ak yu Gambie waaye it jagleel pàcc bu am solo réew mi di Égypte ngir lëkkaloo gi dox seen diggante réew mi daañu leen ko jukkil ci xibaar yi ponk yaa ngoog mbokk yi bu ngeen ñu toppee ñu daal di ko yaatal. mbokk yi ginnaaw bañ leen nuyoo xibaar yi ci ngoon gi dañu koy dooree ak kàddu yi nga xamante ni Aly Ngouille Ndiaye di jëwriñ juñ dénk wàllu kaaraange bi réew mi moo ko yëkkati ni ki démb ci njeextalu màggal Touba di cérémonie officielle bi doon sàkku ci ñi nga xamante ni ñooy woy politique yi ñu fexe ba nangu lépp lu nar a tukkee ci résultat yi ñeel élection yu dëkkmal lu ni mel ñi di waa PDS jàpp ni la muy teg ci suñu gis-gis mooy ni nguur yi dafa tàmbali di bàyyiloo xel askan wi ci njuuj njaaj yi ñu nar a amal ci élection yi naka noonu it ONG 3D mu jaay Cissé sàkku ci nguur gi mu fexe ba ñoom ñu taxaw temm ngeen ne élection yi dëkkmal lépp jaar ci yoon bañ a làmboo ko benn xeetu njuuj njaaj ñu ànd ceeg suñu ndaw di Adama Biteye. ndogal bu am ci ngoon 24 février 2019 naka candidat yi nangu mu doon ay kàddu ya mu yëkkati ca cérémonie officielle bu màggal Touba moom jawriñ ji ñu dénk bi réew mi di Aly Ngouille Ndiaye bile déclaration nag ñiy yëngu ci politique ku nekk ak jàngat bi nga ci am Nicolas Ndiaye di secrétaire général de la Ligue démocratique di rafetlu yile kàddu te it di xamle ni ki di Aly Ngouille Ndiaye jàmm rek la bëgg ci mim réew. dara warte indi acteurs yi muy am ay troubles post-électoraux donc li ñuy ñaan li Aly Ngouille ñaan di ñaan acteurs yi li ñëpp war a ñaan acteurs yi mooy ñu am élection boo xam ne nii dafa mucc ayib élection boo xam ne nii day dérouler tranquillement du am benn fitna te su peuple bi voté ba pare joxe verdictam ñëpp muy pouvoir muy ñuy opposé ci pouvoir bi accepter verdictu urne yi mu bañ a am ay troubles post-électoraux. li ni mel nag ñi fare ci kujje gi fas yéene wuñ ko nangu di kàddug Assane Ba secrétaire national adjoint à la communication du parti démocratique sénégalais di sàkku ci ki yor wàllum élection yi mu jaarale ko ci yoon ba lépp leer lu ko mooy rek li mu bëgg du antu. mais Aly Ngouille Ndiaye dama yaakaar ndeysaan da doon lépp rek. dem na Touba rek ñun ñëpp ay taalibi la ñu dem fa rek bon xam nga mu bëgg jàllale benn coup d'état électoral boo xam te ñoom préparé nañ ko bu bëggee te daf ñu bëgg imposer que lu ñu génn ñoom ëllëg parce que pare nañu seen liste pare nañu seen lépp bu lu ñu génne ëllëg naka ñëpp approuvé bravo ah non ça ne se passera pas comme ça ñoom kay bu ñu bëggee lu leer nañ bëgguñu wuruj bëgguñu labaj te ñu bëgg élection yi dal yu am ji nañ def li nga xam te loi bi ñu laajuñu leen leneen lu uteeg li loi bi santaane laaju leen leneen lu dul suñu dëgg te dëgg boobu ñu ngi ko téere ci loi bi ñun loolu lañ leen laaj yalwaanuñu leen raayuñu leen ñun dañ leen wax ne appliquer leen les lois de la république un point rek bu boobaa ëllëg nag kuy yàlla jox ndam li de façon démocratique waaye ñu tàccu la ñu ne. directeur exécutif bu ONG 3D nag jàpp ni yile kàddu moom lañ doon xaarandi ci jëwriñ ji tey di wax ni na fexe ba li mu wax mu doon la muy jëfee ngir yile élection doon élection yu mucc ayib. di rafetlu discours am parce que débat bi nga xam te moo war a am ci mooy organiser wala du organiser loolu ça concerne le président de la République moom moo ko war a décider wala bañ ko décider mais débat bi nga xam te ne moom li nga xam ne pour mu toll nii en tant que ministre de l'Intérieur li ñuy xaar ci moom mooy genre discours yoo xam ne discours farfarloo et discours am bi je crois que bu waxee ne nit ñi nangu débat kii verdict urne yi je crois que bàyyiwul sax ma président Macky Sall warul wax ji jëmul rek ci président Macky Sall jëmul rek ci opposition bi mais aussi ci président Macky Sall ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ci géew bi nangu verdict bi mais day fekk
ñoom ñu régler problème mu transparence bi war a am ci élection yi. yile acteur politique nag di sàkku leeraange processus électoral bi ngir ñu mën a amal élection présidentielle yu jaar yoon. Adama bi tey kii di nekkoon njiital conseil départemental bu Goudomp di ndem si yàlla Malamine Gomis moo yëkkati woon kàddu yi laata moo làq mooy ni ay adversaire am ci wàllu politique dañu ko jekku ci ay xarfa xuufa loolu it indiwaat ci taabal ji ndax lu ni mel dañu koy nemmeeku ci langue politique yi am déet ñenn ñuy yëngatu ci wàllu bi nekk ca Kolda ne gëmuñu ko ñoom la ñu gëm mooy ni politique dafa war a mën a jëriñ ñi nga xamante ni ñoom ngay wax ni moo waral ngay yëngatu ci wàllu wu ni mel di seedu ba gis-gis fan fàcce ko ci kanam suñu ndaw di Samba Balde. jëfandiku ci wàllu mystique ci politique bi fii ci département Vélingara bu parti RCD faalewul ñi tiitaroo Serigne Tou. yàlla mooy sax nit ki te moo mën a jël sa bakkan aussi kon loolu buñ koy def man ñaan naa leen ñu bàyyi ko en tout cas ndaw yu ànd ak man ñun de loolu gëmuñu ko ñun yàlla lañ gëm te liggéey lañ gëm loolu en tout cas loolu la ñuy doxal. fii nag ci région bu Kolda ak ci yeneen collectivité locale yi fii ci réew mi dañuy gis ay élus locaux yi def ñett ba ñeenti mandat ndaxte duñu am benn opposant loolu yëpp li koy waral mooy dafa fekk ni dañuy ragal ndax li ñuy jëfandikoo ci wàllu mystique moo tax kenn du leen ñeme. Pourquoi ñii di utiliser li ngeen di wax les pratiques mystiques loolu c'est tout à fait normal mais loolu nekkul lu ëpp solo lu ëpp solo te ëpp solo mooy ku war a présenter wu ci moo xam ci élection locale wala ci élection législative wala ci élection présidentielle da nga war a am sa vision da nga war a am sa programme politique bu tëral bi ngay proposer population bi léegi population bi ci wàllu programme boobu c'est à partir de ce programme la la war a yow fal parce que bu ñu ko def dinañu am ay candidats wala ay des élus yoo xam ne amuñu benn programme dañuy basé rek ci nax nit ñi wala di ragalloo seen ay nawlees di ragalloo seen ay naataange pour nax leen bés ci nguur gi. juddoo ci Vélingara nekk secrétaire général bu parti rassemblement pour la citoyenneté et du développement Ibrahima Diawando Bari moo ngi yaatal parti yam ci njëriñu askan wi wante du ragalloo opposant ci wàllu mystique. ñu ngi koy ñaawlu parce que am na ay responsable politique yu nekk ci département bi dañu bëgg indi xaajaloo ak féewaloo ci diggante xeet yu fi nekk ci diggante ethnie yi waaw naan maanaam kii diw la kii fii la lii kii ci xeet bi la soxeekoo loolu yëpp warul nekk ci Sénégal parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar donc nit ñi nañu bàyyi si nañu delloo seen xel ñu xam ne politique jarul yenn yi. moo tax responsable politique yu nekk RCD def nañu xayma ngir parrainage citoyen bi. loolu nag liggéey boobu xayma nañ ko tey jii li ñu am ci département bi mu ngi jege ñaari fukki junni te loolu yombul ci jamono bu ñu nekk nii. RCD ñoo ngi def ay jéego ngir yokku ay militants ndax ñu mën a falaat njiitu réew Macky Sall ci 2019. Samba Balde ay commerçant lañu nekk ca marché Thiaroye ñu sàkku ci ñoom ngir ñu jóge ci bërëb ya ni ki tey ngir ñu mën a wéyal liggéey yañ fi sumb jëm ci train express régional lu ni mel moo leen metti ba ñu wàcc ci mbedd mi takk ay morceaux yu xonk ne duñ ko nangu lu may ni nguur gi dafa taxaw temm ngir saafara seen i càkkuteef mooy ni nañu leen dàmp laata ñu fay jóge ci seen i kàddu duñu toj duñu xeex duñu dóor waaye faw ñu taxaw ci indi saafara ci loolee ñuy sàkk lu ko mooy duñu jóge benn yoon ci bërëb ya ñu teewlu ci kàddu kenn ci ñoom mu ngi wéy ci turu Ngañ Amaax ak suñuy ndaw. ñun xuloowuñu xeexuñu dóoruñu dàqeewuñu ndax amuñu jotam ndax dañoo yori njaboot. leen nag mooy li nga xamante ni moo ñu tax a jóg mooy place yi ñu bëgg a yëkkati ci wooñu keroog mardi mercredi jeudi wooñu vendredi mercredi jeudi mardi ñu ne dañuy toj sa place te joxuñu la dara signé loo nañ ñu daal signé nañ ndax la ñu signé sax arrangé wuñu ndax amuñu pexe. te nag ñii ma fa gis ay responsable lañ kenn ku mën a xëy dem ci kenn di ko ñaan amu fi bi ñu xamee ba léegi suñu doom la ñu xam mooy suñu sutura nañu dimbalee lenn suba de leneen day ñëw daaneel place yi man de sama engagement personnel te li ma mën a waat mooy fu ma ci toll fi la ci sama morom yi toll man de bala ñoo daaneel sama place te neewuñu ma fii nga koy dugal bala ñoo daaneel sama place te neewuñu fii ngay dugal say bagage
lii ñoo la ko jox pour nga xool noo def ak sa njaboot danañ ma rey ba pare. sama nafsu laa ciy teg te fu ma ci toll sama morom yi toll nañ menacé wuñu kenn nag menacé wuñu kenn ndax état moo ñu ëpp doole waaye nag état dana ñaawlu lool rey naa fi fukki ponkal soo ko toj place ni ñu def ak ñun yomb na fii nga doon liggéeyee léegi mu mat juróom fukki at nee nañ dañ la fi jëlee tey xayrun ñoom dañ koo soxla lañ ko soxlaa suñu intérêt la ñun yëpp nangu nañ ko waaye nag nañ ñu jox luñ suturloo moo gën ñu sànni ñu ci mbedd mi bu ñu sànnee ci mbedd mi day dana jur ci Macky Sall dana ko jural musiba moo xamante ne nii yaakaaru ko woon. ci yenn gox yu mel ni Sénégal jigéen ju tëw am doom daanaka baat yu ne la ñuy tekk ci moom di ko joxoñ di wax ni dafa jaasir ak ya ca aju ngir soppi doxalin bu ni mel ak gis-gis boobe tax a jóg kuréel bi ñu dippee merk waral ba ñu sabab ab ndaje ni ki tey yooyu nañuy jaar ngir fexe loolee soppeeku jukki nañu ko ci kanam suñu ndaw di Ndeye Fatim Lo xëy na du ñàkk dinañ leen ko jukkil sunu yeneen i jotaayu xibaar lii di saison touristique ubbi ca Casamance ak la ko wër mu mel ni vol bu njëkk jóge ca Paris daanu ca Cap Skirring doon lu bégloo acteurs yi ca yëngatu ne am nañ ci njort gu rafet ni lu ni mel bu fekkee ni dakkul dana gën a sukkali seen gox boobee ñu teewlu ci kàddu ñenn ci ñoom ci micro suñu ndaw yu ñu teewal jamono ji ca Casamance di Cheikh Ndiaye. Club Méditerranée dévie la locomotive. daanaka mooy vol bu njëkk te club bi bu dooree ay activité am loolu dafay tekki rek ni ubbi teg saison bi jëm ci wàllu tourisme door na te vol bu njëkk bi di Paris Cap Skirring dañu ciy békk ndax def ñuy bégloo dina tax ba yëngatu am ci wàllu wi te it la muy wane mooy ni ubbi teg lii di tourisme daanaka dafay liggéeyloo ay acteurs yu bëri ci ay secteurs yu uute moo tax daal ma jàpp ni lii di tourisme daal ci Casamance bokk na ci liggéey wala bokk levier yu am solo yoo xamante ni dafay gën a suqali gox bi. Dans les transporteurs et donc vraiment je crois que c'est vraiment la locomotive de l'économie en Casamance aujourd'hui. Je viens pour la première fois au club. man nag bi mooy bu njëkk mu ñëw fi nga xam ne moo di Cap Skirring def naa fi fukki fan chef d'entreprise la di liggéey ci domaine wàllum santé yooyu noonu njëkkoon naa feen ñëw nag Dakar doon liggéey ci wàllum santé ak lépp loo xamante ni daal sama domaine da ciy yëngu fii ci Sénégal mais nag da ciy baax yenn saay ma ñëw fii di noppaliku gis naa ni rafet na lool neex naa noppaliku am na ay mbir yoo xamante ni dina tax képp koo xamante ni bëgg nga soulager woo wala boo liggéeyee pare mën a noppaliku fii moom bërëb bu normal. Et ça c'est très bien. J'ai toujours aimé, j'ai déjà fait le Kenya. dama ko yàgg bëgg te yàgg naa def li nga xamante ne mooy Kenya te gox la bu ma miin lool te sama njaboot sax ñoom mi fi invité ginnaaw gi it ki nga xamante ne moo may tàggat ci wàllu sport xam nga ni sénégalais la moom it daal may wax ni daal boo fi ñëwee doo ko réccu loolu daal moo sabab sama ñëw fii te defagum naa fi daanaka benn semaine may dem ci ay bërëb yoo xamante ne dañuy fay tàggat yaram. La salle quoi, musculation tout ça. mu nga ko ubbi teg lii di saison touristique bi foofee sa Casamance bégloo ñu ci ëpp ci touristes fa ne seen xel dal na bokk na ci ki jiite pôle tourisme bu Casamance wax ni jaar-jaaru njiitum réew mi di le président Macky Sall ci gox yooyu bu yàggul dara ak it lañ fa jukki ci ay programme jëm ci yëkkati ak suqali boobee secteur doon na lu dalal seen xel ak yeneen yi mu junj moom Marie Louise Faye dañ koy teewlu ci faram-fàcce geek suñu ndaw. ku nekk xam na ne vol bi doog a yegg si nii moom mooy wane ubbi ci saison bi fii ci Casamance particulièrement ci Cap Skirring donc bu club indee premier volam mooy wane ne saison bi ubbi na daaw am nañu résultat ci saison bi parce que am na yokkute amoon na tuuti yokkute ci nombre nit ñi ñëw ren yaakaar nañu ak ñëw président bi ak jéego yu ñu jot a def fii maanaam benn ci li ñu indi sappo mu ñëw samp fi pour mu mën a jege population bi mën a liggéey yaakaar nañu relance bi ren dina gën bi saison bi passé
mu mel ni yéen a ngi koy yëg ndànk-ndànk yegg seem ci xew mi ci fajar gi ak bu guddi gi jotee di ab péex buy junj seddaay bi nar a yegg ci xew mi mu mel ni fu ñu ko tuddee ñu ci ëpp ci askan wi seen xel dem ci ni ñu mën a def ba seen yaram mucc ca ci yenn xeetu diw ya ñuy jëfandikoo bokk na ca karité ak yeneen yu mel ni moom nga xam te jamono ji ñu ngi ko gis ci marché bi ku ci nekk ak bala yitteel njëg li ci ña koy jaay ndax jàpp ni ak béet ak yi nga xam te ni xëy na jàpp nañ ni mu gën ci yaram yi dañ ci ànd ak suñuy ndaw di Ndeye Fatim Lo. diw sa yaram nekk na lu am solo loolu ndax day tax ba cellule épiderme yi bañ a ñàkk ndox ba sa yaram du weex ñu toll ci jamonoy seddaay ñu bëri ci askan wi ñoom dañuy taamu jënd ay diw yoo xam ne xaw na niin. xam nga sedd moom diw yi nii ñooy gën a jar parce que xam nga boo nga bañ a weex parce que tamit dañuy suyee. période bi tamit ay vaseline côté tamit di nga xam ne ay karité la ak yooyu ñoo gën a dox ko jamono ñii. ngir bañ seen yaram di dim ñu bëri dañuy jëfandikoo lii di karité waaye tey jii gis nañ ni que tendance bi mooy huile essentielle yi. bu seddaay ñëwee damay utiliser huile d'amande wala huile d'argan def ko sama diw su may tëdd aussi jël huile de baobab hydraté sama peau ba mu nooy ma daa tëdd. dina tax sa peau yi ni ñuy waxee ay écailles lay def moom vraiment du ko def sa yaram dina liis di nga garder sa teint naturel. karité bi xam nga li mu xaw a xeeñ noonu moo tax ça me dérange un peu daal surtout que soo marié woo aussi am na góor ñoo xamante ne supporté wuñ ko. huile coco amande carotte yenn ci yu mel noonu bëri na loolu ci marché bi am na pour type yaram bu nekk ndax si dolli ñëpp mën nañ cee jot. huile tamit dafa am différence par rapport ak karité yi am na huile yoo xamante ne nin na pour dañ koy def ci diw. période bi moom day jar moom période bi moom macha allah day jar bu baax. huile dañoo bëri façon am na huile yoo xam ne dañuy leeral am na huile yoo xam ne du leeral am na yoo xam ne pour bopp la am na yoo xam ne pour yaram la huile yi noonu la kii comme ay huile carotte argan karité ainsi de suite. on cherul sans dépenser huile yi am na huile yoo xam ne lu gën a yomb 1000 francs mais tamit noonu mën a dem ba varié ba 5000 jëm kaw am na ñoo xam ne tamit mélange lañ préfère dañu naan mélange ñu dem jënd ay mélange 25000 ainsi de suite. seddaay bi day wowal suñu yaram di ko yàq moo tax faw ñu am soin yu baax yoo xam ne dañ koy def bés bu nekk crème wala lait pour suñu yaram crème pour tànk jaarale ko ci loxo yi diw suñu yaram doon na lu njëkk lu ñuy def saay suñu yeewoo ngir mën a am yaram bu nooy te sell. Ndeye Fatim Lo suñu gëstu yu ñu amal jëm ci gox-goxaat yi ngir ngeen gën a gindeeku ci seen taarix di histoire mu ngay wéy te yóbbuñ ci gox boo xam te naka noonu it bu bëri histoire la mu mel ni lu yàgg lool ay mala ñoo fi dëkkoon dem na ba soppi xar kanam ba marché bu mag ñu ko fiy tudd ngir nañu fi dëkk it wax ne ñu ngi def seen képp kàttan ngir gën a jëmmal wàllu dimbalante mu mel ni jafe-jafe yi leen jàtt bokk na ci wàllu assainissement ak it gox bi ngeen nga dugg fi daanaka jafe-jafe dëgg la ci wàllu dem ak dikk bi gox boobee ñu dippee ko Castor ñu àndi ceeg suñu ndaw di Leena Cuuna. bu ñu ne Castor xel yépp dem ci marché bi waaye itam nekk na am dëkkuwaay fii la ci capitale sénégalaise bi mu bàyyi nag histoire ci ginnaawam Castor nag mu nekk am dëkkuwaay bu ñu samp ci atum 1957. suñu benn xarit Abdourahmane Ndiaye moo tukki woon dem tugal gis fa ay animal yoo xam ne ñoom seen bopp ñooy tabaxal seen bopp kër ñuy tabax ku tabax ñu jox kenn mu gis fa loolu nag xale waa ñu nekk tabarakallah c'est un gars très intelligent son ancien collègue puis bon yàlla na ko yàlla jégal gaañu moo fa jëlee loolu ñëw ak léegi ne daal lii daal moo demee naa ko situé ci Sénégal. premier Castor xam ñun suñu bas mooy deuxième premier Castor bi moom fekk nañu mu démarré c'est ensuite suñ ci nañu rek daw daal di ñun ñu institué deuxième Castor rek ñun ci lañuy daw ñëw bokk ci. ci mbégte ak bànneex la Ngor si El Hadj Mamadou Seck di fàttaliku déggoo ak jàppalante bi amoon seen biir. comme yàlla def na ma nekk chef de quartier mais gis façon yi nit bu ne mu di kéemtaane parce que dafa mel ni dañu nekk ci benn àddina parce que nit ñi dañu nekkoon benn dëggu
ci li ñuy def bëggante daaw ñu reyante ni di xëccëw di def ni noonu xamuñu ko loolu ñun. file nag ci Castor ñu bokkoon ci kuréel gi sant gox gi lee ñoom nag mel na nañu ñu transmettre seen jikko lii di ndaw ñi lee. Castor macha allah ñun ñëpp benn lañu mag ak ndaw à l'image de nos parents. ñun nag wax dëgg yàlla dafa dimbali nañu ba lañ leen wanoon mi fi nekkee ba léegi xale yooyu seen nekk plaisir la nga gis doomu Castor vraiment waaw xam naa peut-être ku fu bokkul ak kii duggi waaye ñii fi nekk xam nga muy force boo xam ne ba ñoom mag ñi fi nekk dañuy ñëw nekk fi ña ci topp muy ñëwee rek loolu ñu amee nekkoon loolu la ñuy def ci xale yi. si ñoom ñun moom la ñu continuer moom la ñu nekk fii ñun benn lañu amuñu benn problème suñu diggante. non en tant que jeune vraiment fii gisuma fi problème majeur quoi. ndaw yi nag ñoom dañoo booloo ci ay kuréel yu yëngatu ci wàllu social li di seen association sportive ak culturelle nag bokk na ci yu ñu gën a ràññee ci seen zone lii di wàllum financement nag nekk seen principal jafe-jafe. ça demande des moyens yoo xam ne nii amul fenn foo ko yaakaar lu dul dugg ci kër yi di ket di cotiser xoolal nii sax pour jox pass yi jour sax dañuy obligé ñun ñooy cotiser ku nekk joxe loo am pour dajalee pass pour jox ko jour yi. dañuy jël benn dit boo xam ne am na moyen ci quartier bi fal ko président pour mu jàppale ñu financièrement te maire bi chaque année dañuy jox subvention 400 000. waaye nag lii di problème assainissement ak xataayu gox gi mel na ne nag luy teree nelaw ñu yeewoo ci gox gi la. assainissement eaux usées. déjà xam nga kii bi égout yi kii la woon fibrociment bokkul ak léegi nii nga xam ne genre plastique lañ koy def xaw ma léegi donc bu njëkk fibrociment la woon léegi moo tax yëpp dafa yàqu si biir moo tax pour yoonoo bu tawee rek affaire yi day génnaat. surtout si marché bi mu organiser ko quoi mettre en place nit ñi di jaay ak xam nga ñuy toog si mbedd bi oto yi duñu mën a jàll affaire yooyu noonu même population bi ñu ngi dëkk si marché bi nii parfois pour ñu accéder si seen kër yi sax c'est tout un problème. déjà am na ñoo xam ne pour ñu accéder seen kër problème bu rëy la ñu suñu gisee suñu koñ bi mu tane nii sax parce que ñun ñoo koy mës a xeex ñun mësuñu nangu pour jaay fii en face de chez nous. fii ci Castor nag benn champion football local di fi yeewoo. chef de quartier gi nag bokkoon ci équipe US Gorée bi gagné premier coupe AOF mu nekk nag bànneex ci moom mu koy fàttaliku kii di ancien gloire bi di am contentement ci équipe nationale Sénégal. mu ngoog di Yama Koli doon leen xamlek gox bi di Castor ñu nar leen jagleel ab bëccëg juróom-ñaari fan ci weeru novembre bi ñu dëgmal jagleel leen ko ñoom ñu wooye ay écrivain africain di ay bindkat doon it bëccëg boo xamante ne lañ ci nar waxtaane bokk na ci dëgg-dëgg lan mooy démocratie ak solom ci réew naka noonu it delloo njukkal réew mi di Égypte ngir jàppalem jëm ci réewum Sénégal ci musée et civilisation noire waaye it waxtaane wàllu poésie bu Gambie ak bu Sénégal leeral yeeg suñu ndaw di Adjara Ndiaye. littérature démocratie ak pouvoir loolee nag mooy thème bi ñu tàmm ngir waxtaanee ko ci bés bi ñu jagleel ci àdduna bi warngal këpp bindkatu africain yi tànneef bi nag association écrivain Sénégal def ko ndax gën a mën a soññaat askan wi ci li nga xam ni mooy njariñu dëgg démocratie ci réew. lu bare dañuy jaawale démocratie ak wax lu ma neex ak def lu ma neex démocratie du loolu démocratie da ngay yar sa bopp da ngay am worma ci képp koo xam ni sa nawle la ngeen nekk ci réew mi nga fàttali ko foo toll ni waroo yàq réew mi waroo fi def loo xam ni day indi musiba loolu mooy démocratie te ñu bare xamuñu ko kon bindkat yi dañ ciy waxtaan leeral ko fàttali li nga xam ni mooy reenu démocratie cim réew. ñu tànn ko ci bés bi comme invité d'honneur Égypte nag nekk ba léegi exemple ci aada ak cosaan continent bi. Égypte nag nekk ñoo xam ni dañu jàppale Sénégal ci yi nga xam ni ci xarbaaxu ña fa dëkkoon nit ñu ñuul ñi ñoom ñoo ko defoon foofu am na luñ ñu ci jox ngir lii di musée des civilisations noires bi nekk file moom la président Bey doon wax léegi kon Égypte googu la ñuy sargal
coppiteg bés bi nag doon présentation bi ñu nar a def jëmale ko ci wàllum poésie lëkkaloo Sénégal ak réewum Gambie. ay kilifa yu Sénégal ñu mel na ministre des affaires étrangères Sidiki Kaba ak ministre des affaires étrangères bu Gambie Mamadou Tangara di bindkat bokk ci ñun ñoom ñoo gën a ràññeeku ci loolu nga xam ni moom la ñu bëgg a tëral ren ngir wane ni Sénégal ak Gambie nekke benn écrivain nag bindkat dëgg jàmm rek lay dox bindkat du wax musiba du bind musiba jàmm rek lay dox nun ñii foo nu fekk jàmm ak defar rek la ñu nekk. ñu fas yéene ko taxawal juróom-ñaari fan ci weeru novembre bi ñu jëm bés bi ñu jagleel bindkatu africain yi di rendre hommage góor ak jigéen ñi nga xam ni ay monument lañ ci wàllum lettre ci continent bi yépp waaye tamit gën a leeral jafe-jafe yi nga xam ni ñoom écrivain yi ñu ngi koy dund ñu mën cee xeex loolee sax tax na prix d'encouragement bile ñu jox ko ki nga xam ni moo di Selikoura Almami Wane atam toll ci fukki at ak ñaar. Adjara Ndiaye kuréelu ñaari rakk yi ñoom it màggal nañu demuk Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci géej gi ni ki démb wala bokk barki démb foofee nga xamante ne mooy ca Saint-Louis ngir wane taxawaayu kooke samp yoonu murit ak njàngaleem naka noonu it na mu ko digle daal di nag joxe ay bernde ak ci aju ñu dellusiwaat ceeg suñu ndaw di Gambi Diagne. fii nag di diwaanu Ndar ñi nga xamee ni mënuñoo dem fekki màggal ga ca Touba màggal gi ñëw na fekk si leen ki nga xamee ni nag moom mooy sëñ Moustapha Diakhaté yore wàllu aada ak caada kuréelu ñaari rakka yi fii ci diwaanu Ndar tey jii doon fukki at ak juróom-ñeenteelu yoon bi di fi dalal ay taalibe murit lañu wala ñu ñàkk nekk taalibe murit lépp lu leen fi indi nag moom mooy sant la yàlla ci suba la njëkk a ubbi ak kaamil bi nga xam mooy tëj junni kaamil yeeg téeméer ak juróom fukk ak ñaari waaye fële nga xam ne fa lañ cosaanoo muy suñu kër muy quartier Goxu Mbaaj dañ fay def bu ni mel ak mu jot dañu leen di yóbbul ay xéewal suñu waa kër def ka fa ñun ñu woote fii tamit def ka fi liñ ci jublu rek moom mooy yaatal ñun ñu ñëpp ñu fi taja tey xame wu murit xame wa xaadir xame wa tijaan mais nag lépp jaxate la màggal gi nag bu demee tey jii ba yaatu ma nga doore woon ca ganaar ña ngi ko tàmbale woon ci ginaar bu ñuy dem Touba bàyyi ko sunu rakk ju jigéen yéene si santale yàlla Cheikhul Khadim bañ ko defee ñetti at ñeenteel ba suñu borom dogal ñu commencé liggéey comme fonctionnaire ñu daal di jënd ñuy wut bay faf jënd xar ba ñu rendee xar ma tamit ñu daal di koy séddale sunu njaboot ni leen ñu togg lépp ci màggal gi ngir sant la yàlla Cheikhul Khadim ñeenti atit ñeenteel ba ñu commencé ci nag muy juróom-ñaareel at bi ba ñu ko rendee it ñu woote suñu dëkkandoo yi tànt fas yéene ko sant la yàlla ca njëlbeen ga nag ñun ñoo ñaanoon Cheikhul Khadim comme que amuñu kër Touba te dañoo bëgg a def li waa Touba di def ñu sas ñu waa Ndar ñi mënta dem ñu ànd ak ñoom di sant yàlla di leen berne màggalu Ndar bii nag ba ñu koy door benn kaamil la woon tey jii weesu nanu junni kaamil yu nga xamee ni wàcce nanu ko fii ngir nag di topp ndigalu cheikh bi jaamu yàlla ji yal na ko yàlla nangu taalibu sëñ Touba bi yal na ko sëñ Touba nangu lépp lu mu siy séntu si njaboot jaamu yàlla dinu nangu si xéewal ak lépp sutura fan bu guddi taxawu njaboot jéeg ñëpp te nu bokk yal nañ ko yàlla def. commencé ko ci benn kaamil ba si yàgg ñetti kaamil ba si yàgg juróom-ñaari kaamil ba juróom-ñett ba fukki kaamil ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ba 114 kaamil at yii si ginnaaw ñu wàcce 313 kaamil ren nag am nañ junni kaamil ak téeméer ak juróom fukk ak ñaar loolu yëpp nag ñu jublu si rek sant yàlla Cheikhul Khadim. fii nag ci diwaanu Ndar màggal gi nga xamee ni moom la ñu fi amal di wane li nga xamee ni mooy lëkkaloo doon benn ci ñi nga xamee ni ñoom ñooy taalibe murit yi wala ñi nga xamee ni duñu ay taalibe murit wala lenn sax si ñi nga xamee ni dana bokk ci yeneen diine yu mel ne que diine nasaraan yi
ñoom ñëpp ñëw àndandoo nekk benn fii ci diwaanu Ndar. Gambia Diagne ñu wax ci section Union Force démocratique bu Guinée te nekk fii ci Ndakaaru di ñaawlu seen ko njiit di Cellou Dalein Diallo mi ñu wax ni dañoo taxaw temm ngir jël bakkanam ginnaaw yëngu-yëngu yam doon amal ci Guinée ànd ceeg ñi nga xam te ni ñoo farak moom ñu ci joxeñ baaram tuuma ke yore réew ma di Alpha Condé te ñuy sàkku ci moom sax mu tekki ndombal tànkam bàyyi réew ma ci ab ndaje la ñu fësalee taxawaay bu ni mel ñu ànd ceeg suñu ndaw di Abdoulaye Wadianga. oto leaderu opposition bu nekk ca Guinée dañ ko daal di dóor ay bal ci ab doxum ñaxtu buñ fa doon amal lu ni mel ñi nga xam ne ñoo fa rek Cellou Dalein Diallo te nekk fii ci Dakar di ko ñaawlu bu baax a baax ñoom gis nañu sax ñi nekk ca nguur gi ñoo bëggoon a faat bakkan seen leader boobule. waaw loolu lu àdduna yëpp gis la ndax wane nañu photo yi wane fi bal bi jaar. wane chauffeur bi nga xam ne ba mu tasee moom la gaañ bon lii ñu fay xewal jéem a rey Cellou bon loolu lu yéeme la. ñi faree ci kujje gi nekk fii ci Dakar di joxoñ baaramu tuuma Alpha Condé di wax ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw boobule attaque ñu ngi gis ne ni daal dañoo war a ubbi ak l'enquête internationale ngir leeral mbir mi. loolu la ñuy ñaan yàlla loolu la ñuy ñaan yàlla moo am enquête internationale boo xam ne parce que la fa nekk du police de ndax justice ba fa nekk Alpha Condé la. section UFDG bu nekk fii ci Dakar di sakku tamit Alpha Condé mu génn ca bopp nguur gi. dafay gént rek xanaa daa bëgg coow li bëri rek amaana damay ne sax man buy waxu ñetteelu mandat dafa am leneen lu mu sumb ci ginnaaw bëgg nit ñi di seen xel ba mu def loolu mu indi coowul ñetteelu mandat ndax nit ñi ne ci. lu des ci woote présidentielle yi ca Guinée motul sax ñaari at kujje gi di def pression ci li nga xam ne moom mooy régime bu fa nekk ñoom dañuy amal ay doxum ñaxtu waaye lu ci ëpp ci yooyu la doxum ñaxtu lii di nguur gi daf koy faral daal di réprimer. mu ngoog di section force démocratique bu Congo wala bokk bu Guinée nekk fi ci Ndakaaru te jàppal tànk kii di Cellou Dalein Diallo ñoo doon amal ab doxub wala bokk ab jàkkaarloog taskatu xibaar yi di fësal jafe-jafe yi nga xamante ni seenu ko njiit moo ci ne ñu ci joxoñ ki nga xamante ni moo jiite réewum Guinée di Alpha Condé nekkoon ponk bu mujj ci xibaar yi ci ngoon gi ñu leen jaajëfal mbokk ci teewlu bi jaajëfal ci technicien ñu ci àndoon ci kanam tuuti yemoo ko juróom-ñetti waxtu ànd leen ak Ndeye Aram Touré ci xibaar yi ci kalamay nasaraan ñu leen di ñaanal bu dee jàmm bu ànd ak taw feex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما بك جلني سانتي يالا اك دelloo ko njukkal ci ay xéewalam yu limu yu nëbb ak yu feeñ wareef la ci bépp julit bu góor ak bu jigéen loolu moo waral groupe Excaf lëkkaloo ci ak rajo Dunia RDV ak DTV ak Soxna FM ñoo leen di yégal te di leen woo ci bisub sant yàlla bu baaxoo nañ di ko amal at bu ne ren ñu fas yéene amal ko naka alxames benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ca stade Marius Ndiaye ay borom yi xam-xam ak i gëstukat yu mag danañu fa amal ay waxtaan ci maanaa yi nga xam ne moo wundu baatu laa ilaha illallah ak baatu astaghfirullah ak baatu alhamdulillah jamaatul hamdi wa sukrillah di diggale waxtaan yi ci ay zikar ak tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu tasbih di julli gu am solo gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dénkoon xeet wi daañu ko fa amal suñu ci noppee daañu ñaanal suñu bopp ñaanal way dawlu yi ñaanal suñu réew ak mbooleem réewu julli ñi ak àdduna bi yépp alxames lay doon benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ci stade Marius Ndiaye groupe Excaf ànd ak rajo Dunia RDV ak DTV ak Soxna FM di ci woo mbooleem jullit ñi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront de rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. Point Blank Prod présente la 4e édition de la cérémonie culturelle du hip-hop Galsen, le Galsen Hip Hop Awards 2018. Le samedi 1er décembre au Théâtre National Daniel Sorano à partir de 18h. 10 catégories seront récompensées. Des trophées de reconnaissance à des acteurs du hip-hop sénégalais, des spectacles inédits dignes de la cérémonie avec une bonne brochette d'artistes. Galsen Hip Hop Awards 2018 vous dit zéro sans-abri, aidons les enfants en partenariat avec Red Bull, Orange Sargal et le secrétariat exécutif Conseil national de la sécurité alimentaire. Cocktail d'ouverture à partir de 18h. Début de la cérémonie à 20h30 en direct sur DTV. Mbokki Besbangor Yena Komoral. Le 1er décembre au Théâtre national Daniel Sorano. Entrée sur invitation. Infoline 77 949 05 62. Venez assister à la cérémonie la plus prestigieuse du hip-hop sénégalais, le Galsen Hip Hop Awards. Pour suivre l'actualité du Galsen Hip Hop Awards, allez sur la page Facebook /Galsen Hip Hop Awards. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut.
You're so provider. You're so real. I know you've been hurt. I know your love's shy. You don't have to say it, baby. It's gonna take some time. You got my heart in the palm of your hands. I swear it's gonna stay there, baby. Give me half a chance. You don't understand, no. The full extent of my plan, baby. I wanna be your sole provider. Smoking on the senses, a million ways to keep my days into better days. Smoking on the senses, a million ways to change my days into better days. Things do change but still remain the same. I'm just trying to clear my head space and fly. There's no need to remind that there's no limit to the sky. There's no limit to the sky. Yo, soon as my wake, a time for bake my chalice load up now. Aligning up my track will make the good vibes flow. I'm on a real rebel youth, so we steaming on a higher level when my prefer keep me high them low. Yet my vision crystal clear like a Sonic. I'm on a real rasta, no we and no phony. Steaming on the trees just to ease my nerves. Meditation is the key, so tell the youth observe. Smoking on the sensei, a million ways to change my days into better days. Things do change but still remain the same. I'm just trying to clear my head space and fly. There's no need to remind that there's no limit to the sky. There's no limit to the sky. Reminiscing about how life shifted. Roll one, then take on the city. Me just live my life every day with no pity. So when you see me, just know me got the good vibe generator. Not study no paper, a pagan mental sedation. Physically manifest was station for 1,000 years of existence. But the youth demonstrate so far from Ethiopia. Don't like the poor world corrupt. Something I forgive to be overcome. Right, ya know knowledge overturned. Rastafari one, all the trials and the tribulation. I just feel like there's something in the air. The energies are shifting and my mission so clear. I'm just smoking on the sensei. A million ways to change my days into better days. Things do change but still remain the same. I'm just trying to clear my head space and fly. There's no need to remind that there's no limit to the sky. There's no limit to the sky. I feel like the birds and they mess with
Lost your mind and tease. Reggae music remerge. We say highly Selassie, I the first. Set the trend Rastafari. Me a defend that the doctrines must fulfill. The system set up with the black dog skin. I'm thankful for where I had come from and where I have been. And straight up to Zion, the I'm on marching. So pass me the chalice and the cola, let we steam up. Herb a Rasta, true freedom. Rum we no need one. Me and me hide in Juba. Alongside the Empress, well team up. Stats me say Trinon. Think we small, well large, we no medium. So high, Jaja shoulder me a lean on. Grace me with the knowledge, understanding and wisdom for enter the kingdom. Smoking on the sensei, a million ways to change my days into better days. Things do change but still remain the same. I'm just trying to clear my headspace and fly. There's no need to remind I that there's no limit to the sky. There's no limit to the sky. A million ways to my days into better. And it's a protege, eh? Yeah. Chronics are where you stay, eh? Yeah. Okay. Oh, wait. Yeah. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? I just go where the trade wind blows, sending love to my friends and foes. And I suppose I'm pleased to be chilling in the West Indies. I provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Release, wait, hey. When me see Jah, me see a way. Drastically straight from hypocrisy, I say, hey. Every man to them own a philosophy. I live the proper way and then me read a chapter daily. Monday in a city hungry and no eat. And food they down a country just a drop off of the tree then. You see say poverty no real then, is what the reason revealing. Go where the trade wind blows, sending love to my friends and foes. And I suppose I'm pleased to be chilling in the West Indies. I provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Release, yeah. When the rain pits a pot on the roof, herb just a steam pepper pot on the stew. Life is a dream if you got gratitude. So go tell the regime them can't stop what we do now. Information you think on your own, or else you're a slave to the things that you know. What do you know if you learn every day? So be careful of things where you say. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? I just go where the trade wind blows, sending love to my friends and foes. And I suppose chilling in the West Indies. I provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Release. Africa in our soul, but a Jah in our heart. It is of importance for I and I gather. If we cannot show now a balance that we are, how do we propose then to carry it abroad? Then not go to Ethiopia and you not have a plan. The building of a nation and a helper on. Every one a lover, one a man is just a man. It shall be a coronation when we learn. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? I just go where the trade wind blows, sending love to my friends and foes. And I suppose I'm pleased to be chilling in the West Indies. I provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Release. And I say we just move now. Yeah, man. We just move with joy every time. I'm pleased and give thanks, to be chilling in the West Indies. You see that smile?
Yeah, we terrorize by soldier and police. When they think them a strong and they think them a dead. From them a play cowboy and Indian and chief. From the first to the third straight of the 7th street. One thing in our mind of a jump to the base. I make it in a life, I inheritance to me. Them pay off, self-employed, cannot get laid off. But the work me have, can't even get a day off. Who they want to start me now, them kind of say them way off. Alright, so me say one by one, one by one, one by one. We stepping out of Babylon and then one by one, one by one. You king fella say I the conquering lion, lion, lion. Rock down, one man. Lunch. Steve Raga, Mali. Help us now, take us from the slum. Never give up, but I want strictly find your bun. Help us now, take us from the slum. Never give up, but I want King Selassie, I bless the soul. Separation is a thing, could be no harder time. Not to widen your views, gotta broaden your mind. What we find, still they can't turn over, rest and no fight. Hunger, poverty, a system, so mankind. As a matter of fact, there is an aftershock. When come ground us, my bed and my pillow was a rock. Try to make it through the system, all those were lost. Yet nothing me to try, so I ain't don't stop. All the time they write a book on you. All sorts of other crap they would have put on you. Yet when you're in there, they wouldn't look on you. They would only stand and wanna have the foot on you. But see I know, Zion down, Ethiopia, Africa, fashion. Them off the war, read the Bible, turn to peace and praise the Lord. Goodbye, Babylon, goodbye, goodbye. Open up, Zion door, Mount Zion, Ethiopia for sure. Children of Israel, children of Israel. Hey, rock down, one man below. Rock down. Firm and strong to depend on the peace with righteousness, a man. Rather correction in a man. Preaching out to man and no man. Give riches to King Solomon. No, much of a lot up. Cap on a buck on a buck on a cap. Tweet the thing I was to man up. Man is coming in again here back. Jackie Lawson in a bump for your back. When it's a son, him can't take that. I don't not see you can talk. I found a mic bag up in a chat. Let me edge, me head in a flat. No feed on a mouse, no feed on a rat. Pray to John, me never will stop. We're hot, no cold, we're cool, no hot. Live in a house, no live in a flat. Up in a side, the righteous will top. Jab blue bread, the devil cannot. Rock down, one man below. Rock down, one man below. I say, rock down, one man below. Rock down, one man below. Every time you take one step, something pulls you back. But you get back up each time you fall. Wicked people and bad minds lurking in the dark. But I have no fear, I walk with God. Turn the world off and turn the music on. Just light up another world.
you hear this song, put your lighters up. Keep the fire burning in your soul, yeah. Good vibrations everywhere, feel it in your bones. Too blessed to be stressed is what I say. Hey, hey, turn the world on and turn the music on. Just light up another one. Relax and just close your eyes. Oh, natural mystic is in the air. Bob Marley say I'm no there. Everything is gonna be alright. Some days are up and some you're down. Wait today, tomorrow's gone. Some you lose and some you're gonna win. Hey, that's the life, the life, the life, the life we live. The life, the life we live. That's the life, the life, the life, the life we live. The life, the life we الموضع البعيد قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما بوك جلني sant yàlla ak delloo ko njukkal ci ay xéewalam yu limu yu nëbb ak yu feeñ wareef la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen loolu moo waral groupe Excaf lëkkaloo ci ak rajo Dunia RDV ak DTV ak Soxna FM ñoo leen di yégal te di leen woo ci bisu sant yàlla bu baaxoo nañ di ko amal at bu ne ren ñu fas yéene amal ko naka alxames benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ca stade Maris Ndiaye ay borom yi xam-xam ak i gëstukat yu mag danañu fa amal ay waxtaan ci maanaa yi nga xam ne moo wundu baatu laa ilaha illallah ak baatu astaghfirullah ak baatu alhamdulillah jamaatul hamdi wa sukrillah di diggale waxtaan yi ci ay zikar ak tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu tasbih di julli gu am solo gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dénkoon xeet wi daañu ko fa amal suñu ci noppee daañu